tàyyi jàmbaar du mës a tàyyi lu mu metti metti moo ngi ci jàmbaar. salaamaaleykum mbokk internet El Vision Médias maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar te di leen dalal seen émission bu bees bi ëpp El Vision la tudd émission bi nag premier numéro ñu ngi ci fas yéene dalal borom dëkk bi Momfils maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax. waaw Momfils ñu fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom lañ jublu muy phase nawetaan yi jublu tey jot nañoo amal tirage bi fële ci mairie bi avant loolu dinañ leen dalal li nga xamante ni ci lañ fas yéene waxtaan ak Momfils dinañ waxtaan ak moom ci saison bi nga xamante ni moom la génn ci transfert am bi nga xam ni moo ko yóbbu Médina Fass ak yeneen ak yeneen balaa ñoo commencé dañ leen di baaxee li nga xamante ni moo nekk tirage bi ci poule A bi ñu ngi am Ngalam Mandela Nasrallah Manko ak Espoir nag mooy yeewu def changé tour léegi Espoir la ci poule B bi ñu am Sam-Sam 3 teen bi Montagne ASC Jàppo ak ASC Médina Fass fa la Momfils nekk ci poule C bi dañu am Sicap Mbao Jaami Réew Fass Mbao Ilzey ak jàmbaar nga xam ni daaw formé wu ñu woon ren lañ ñëwaat xam naa dinañ ñëw am force te bal ñoo commencé Momfils dañu ginnaaw buñ la nuyoo dañ lay laaj sa première impression maanaam sa commentaire ci li nga xamante ni mooy tirage bi. waaw tirage bi moom waaw comme nu ko gars yi waxee nii rek dañoo boole ay favori ñoom ci lu ñu wax ren quoi ñu ne ñett équipe yi bokk pour ñu ñooy favori ma koy rafetlu bu baax te xam ne sport la rek buñ ci génnee génn bu commencé na xam nga loolu woon quoi. waaw ci ñetti poule yi dafa am benn poule boo xamante ni mooy poule B bi mën nañu wax sax ni moom mooy poule bi nga xam ne moo si gën a métti buñ tuddee poule de la mort yéen ngeen nekk si Sam-Sam nekk si teen bi Montagne bi nga xamante ni moom tamit dafa ñëw daaw ak force ak ASC Jàppo mi nga xam ne at yi ay performance am dafa wàññeeku poule boobu yow noo gisee. waaw poule boobu de man sama gis-gis de mooy favori yi ñu wax ni ñett ñooy favori man de pour man en matière de football léegi favori amatul parce que da nga koy gis nii sax ci Coupe d'Afrique bi ñi naan ñooy favori yi ñoo xëy rek toog comme man damay ñaan yàlla rek ñuy dem ci ba ñëw rek buñ ci demee ba ñëw daal favori bi boobaa dañ ko xam quoi. waaw léegi dégg ngeen loolu la ki nga xamante ni mooy Momfils commentaire ci tirage bi léegi nag dañuy jàll ci li nga xamante ni mooy gën a amal solo muy Momfils daaw avant ñoo ñëw si loolu sax dañu ñëwaat un peu si daaw. daaw gis nañ ni def ngeen saison bu baax nga nekkoon leader technique bu Sam-Sam nekk en même temps vice capitaine bi ci ginnaaw ki nga xamante ni moo nekk Ibrahima Dieye ñu koy nuyu au passage Ibou Dieye léegi ñu gis ni jël ngeen coupe zonale jël coupe départementale liggéey boobu est-ce que mënoon nga ñu ci ñëwaatal tuuti. waaw liggéey boobu de engagement la woon bu am déterminé parce que dañoo jógoon fu xaw a métti mun naa ne métti na méttiwul parce que équipe buy doog a finalu bu ñu ko dóoree tamit dañuy defarwaat bu préparer déwén parce que préparation bu ñu mujjee def nii amoon ay joueurs yu baax am coach yu baax staff bu baax technique bu baax ñëpp pare moralement mentalement physiquement pare ci côté yëpp mais kon jëloon zonal bi du woon lu ñu bett départemental tamit du woon lu ñu bett parce que xam nañu zone bee ñoom lu ñuy footballé par rapport ak zone bii parce que boo xoolee léegi suñu zone bi dafa nekk zone bi gën a élevé pour man ci département Pikine bi waaw moo tax équipe yi nekk ci zone bi nii koo ci dóor tey ba génn ci zone bi pour man fi gën a metti nga jëlee dem fu gën a yomb moo tax ñun ba ñu génnee jël ko bi dañoo ne alhamdulilah mu doon mbétte boo xamante ni c'est inoubliable parce que 20 ans nit judd na fi màgg fii nit takk na fi jabar lu ne xaj na fi ci diggante boobu noonu waaw yàlla def na mu may ñu ndam loolu ñu jëloon ko daaw léegi comme daal loolu weesu na nañ jublu li nekk suñ kanam daal. waaw comme kon ni nga ko waxee weesu na nañ jublu ci li nekk suñ kanam. ci lañ nekk suñ kanam sax si la ñuy dugg nii ñu jékki-jékki dégg ni Momfils jóge na Sam-Sam fi nga xam ne fa la yaroo fa la màggee fa la defee école de football defee fa lépp mu ngi Médina Fass di ASC boo xamante ni moom Sam-Sam maanaam derby bu tàng la léegi transfert boobu dem Médina Fass lan moo ko waral projet de jeu bi la waa Médina Fass tegal la wala xaalis la. ama daal mooy li ngay wax rek chaque jour ñun ay ndaw la ñuy yónni rek yàlla moo ñu boole gars yi boole ñun boole ñëw dëkk bi yëpp yàlla dogal ñu ñëw fi daaw ñu nax ñu gañe ñu léegi olof Ndiaye daan wax ku lébiré sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw léegi ren nag dañoo ñëw def ndànk bàyyi nit ñi ñu moom sëbi ñun trophée moo ñu fi doon
waaw xam naa nag ki yàqamti ak ki xam fa nga jëm mun wax dëgg yàlla mun ñoo xam fu ñu jëm quoi mun ñoo yem. gis nañu aussi yow yaa terminé meilleur joueur meilleur buteur zone bi nekkul loo xamante ni lu bees la loolu aussi performance bu rëy la ñu bëggoon xam yow loolu lan moo la ko may tey. waaw parce que engagement la ak détermination la parce que au début dañ ko préparé depuis koor gi lañ ko préparé ñun yëpp xam nga tamit boo bëggee jublu benn affaire bëgg am loo jël waaw da ngay farlu daal waaw lii préparation la bu yàgg la parce que dama décidé woon ni ren ji meilleur joueur meilleur buteur trophée bàyyi nawetaan. bu doon affaire xaalis la damay bàyyi zone bi zone 10 bi parce que bu doon comme dañuy fay joueur pour mu ñëw jouer kon dem naa équipe yu bari na équipe yoo xamante ne ñu ngi dem phase nationale ñu ngi may proposé xaalis bu bari ba ci mas sam-sam bi passé am na équipe yu fa ñëwoon proposé nañ xaalis bu bari mais xaalis yóbbu ma ci équipe te it Médina Fass fay ñu ma loo xamante ni war naa fa mën a fukkal loolu sama diggante man ak président bi la maanaam dafa am lu ñu waxtaan ba jubóo ci ay kàddu mu doon nit ku dëggu nag maa ngi koy nuyoo passage mu sàmm mu doon nit ku direct ku dëggu xamante ni bu xasee wax na man it yàlla dafa def ni du daral quoi aw ma daral melu ma neen mais dama bëgg nit ku direct parce que man maa direct aw ma dara lu muy sikki sàkk ci lu ma war a wax wala lu ma war a def mun naa nag am conseiller du ñàkk mais maa moom lu ñu teg loolu pour man ak moom la quoi. ak moom la waaw buuma ko di wax télé bi nii xam nga ñi dégg nii xam nga yaakaar ni affaire xaalis la mais nañ jàpp ni du xaalis moom a yóbbu Médina Fass. kon mën nañ jàpp ni sa relation ak président bi. waaw léegi yow biñ génnee si loolu coow li si judd. waaw coow li noo koy dundee. coow li mënul ñàkk sam-sam la man damaa yàgg ak ñoom fii laa yaroo fii laa màggee fii laa xamee lépp grâce à ñoom ñoo tax ñu bëri xam ma mais grâce à man it maa tax ñu bëri xam Sam-Sam 3 parce que Sam-Sam 3 boo demee laajte dañ naan xam nañ fa benn jour bu tudd mon fils comprendre nga kon ñoom ñoo ma def li ma doon man ma def la ñoom li ñu doon lu Olof Njaay naan li ngay jaay moo lay jaay noonu la demee sama diggante ñoom mais coow li mënul ñàkk parce que ñii dañuy nangu ñii bañ àdduna moo tëddee noonu dara xëyu rek sotti waaw parce que métier de football moo demee noonu Neymar fii la jege dem Barça tey nii mu ngi bëgg a demaat Barça coow laa ngi bëri mënul ñàkk ci sportif waaw comme ni nga ko mënee mënul ñàkk mais est-ce que mën nañ xam sa objectif ak waa Médina Fass muy sa ASC bu bees bi. waaw objectif Médina Fass régional bi la phase nationale man pour man bu ma jëlee zonal jël départemental tamit damaa répété li ma fi defoon mais pour ma relever défi damay dem ci régional bi jël ko dem phase nationale parce que zone 10 mosul am équipe bu fi dem phase nationale yi fi ñëw yëpp Sam-Sam moo fi ñëw def fi loo xamante ni kenn defagul ko fi moo fi jël départemental ñu door ko quart de finale régional léegi Médina Fass pour mu relever défi fallait que mu jël régional man maanaam bu mu fi jëlaatee départemental zonal du fi safee dara parce que jëloon naa ko daal waaw. léegi yow maanaam yàgg nga football façon ASC bu nekk dem nga fa léegi nga nekk Médina Fass. léegi Médina Fass année ba la ñu génn avant bi passé moo jëloon coupe bi daaw mu toog premier tour léegi Médina Fass ni ñuy doxalee ak ASC Sam-Sam mën nga ñu ci ñëwaatal tuuti seen différence wala. waaw man nag loolu xam naa ñoom seen biir la. parce que man suma diggante ak waa Sam-Sam loolu c'est indéniable la loo xamante ni ça reste gravé dans les mémoires loolu mu ngi ci biir xelu nit ñi fàtte xajul ci diggante bi man ak ñoom la léegi ñoom li ñu sikk ak waa Médina Fass ñoom nañ ko sikk ak waa Médina Fass bi leen neexee ñiy bañante mais loolu moo fi jaroon parce que du nawetaan du guerre football sport la day boole mais du teekale mais bu ñu demee ba nawetaan bi ñii ak ñii dañoo am problème wala ñii ak problème kon dépassé nañ cadre nawetaan nekkatuñ si nawetaan bi waaw pour man sport fair play la daal man loolu laa xam. waaw fair play kon mon fils mu ngi wootee à la non violence léegi buñ génnee si loolu ñu ngi jublu ci match yi. nga bokk ak Sam-Sam pool yéen war a tase sans doute. match boobu yow noo koy xaaree ak noo koy préparé. parce que match boobu moom comme ni ma koy préparé mooy ni may préparé équipe bu ma munti tasat jàpp teen bi montagne Sam-Sam. ñun ñëpp laa yemale bu ma si taseel ni ma war a def dinaa ko def avec fair play loo xamante ni nag bokkul ci match bi du ma ko def man li ma xam mooy arbitre ni prip ni g que le meilleur gagne yaakaaruma ci leneen nag
samay tànk laa yaakaar ak sama entraînement kese yaakaar sama équipe bi ma ne man nag équipe bi ma ne pour man moo mun ñëpp man noonu laay fonctionner pour man fi ma nekk ñëpp moo leen mën mais nag football la lu ne mën na cee xam. mais match boobu dafa xam am tuuti lu ko uteeg yeneen match yi parce que yow Sam-Sam nga nekkoon li ëpp say supporter ñu ngi Sam-Sam ñoo doon supporter ba fental la ni yow yaay borom dëkk bi tey nga war a jàkkaarloo ak ñoom loolu ci loolu tuuti loolu lu mu lay def. waaw parce que waa Sam-Sam borom dëkk bi ñoom luñ cee yéex a jot mais borom dëkk bi xewoon na depuis benn dëkk bi nekk ngaay ñaari dëkk la yu bokk même tur. waaw pour ñu séparer ñaari dëkk yi dañ naan dëkk boobu tur maanaam turu dëkk bi la ñu wax. waaw def bu Ibrahima comprendre nga. waaw léegi am ñu ko for Ibou Dieye ñëw fësal ko fii ni kii mooy borom dëkk bi ndax moo fi def lu kenn deful ASC Sam-Sam musul am jour bu dëkk si koñ bi jël meilleur buteur jël meilleur joueur jël coupe zonale jël coupe départementale ne kon moom mooy borom dëkk bi far loolu fekk si xam nga loolu tuddee nañu ko ma ko yàgg. après affaire yooyu doogu ñëw ndànk-ndànk trophée yooyu waaw mais borom dëkk bi commencé na ça fait man année ay 2013 2012 daal la borom dëkk bi commencé waaw loolu yàgg na. léegi yow nga newoon Sam-Sam. xam leen bu baax léegi yow seen équipe bi ren gis nga bëri na ay départ ay Ibou Dieye dem teen bi yow yaa ngi na Fass ay ñoom bàcc dem noo déggoo Pape Lay moom des na ak Baye Modou. yow seen effectif bi yow xam nga leen baax noo leen gisee at bi. waaw parce que dama xam ni équipe jeune lañ yor ñoom parce que demaguma seen entraînement quoi parce que comme tirage nañ mënatuma fa dem mënoon naa fa dem avant mais moment bi boo fa demee gis-gis yi bokk. nit ñi yamuñu xel jikko yu moo loolu mais équipe jeune lañ yor maanaam te nawetaan du ci ay kii xale la wala kii mag la ñun mën nañoo ñëw ëpp expérience booy ñëw booy gañe ñu mais mën nañoo ñëw booy def yëfu booy ñu gañe leen par expérience lu na xaj na si mais nañ liggéey rek équipe bu nekk liggéey ku nekk la nga liggéey nag bu jour baa boo tasee sa équipe nga woon ko la nga liggéey. loolu ko li nga liggéey. waaw léegi yow est-ce que mën nañ xaar moom fils mu ñëwaat Sam-Sam. non je pense pas. yaakaaroo. non yaakaaratuma ko quoi pour te dire vrai. waaw. moom fils pareegul pour ñëwaat Sam-Sam. man damay ñaan yàlla balaa nawetaan bi jeex sax li muy lijjanti bu sottee ma dem fu ma jëm. amiin yàlla na ma ko yàlla defal. mais noo gisee niveau zone bi at yii ñu génn. waaw zone bi niveau bi dafa gën a élevé parce que équipe yi maanaam pour wax dëgg rek jotee Sam-Sam dafay def lu kenn deful maanaam dafa jënd ay joueurs defar ay loisirs dëkk bi yëpp léegi équipe bu fi jug dama defar loisir par A ou B Sam-Sam def fi lu doy waar jënd ay joueurs yu mag jënd fi ñoom Nicolas façon joueur bu ne ñoom Aldo ñoom Père ñoom Ndéné Kolo ñoom Gabar Tons ñun ñëpp joueurs jënd ay joueurs yu baax indi leen fii ñuy jouer muy def résultat xam nga yàlla bay sa tool da fekk nga ne ci balaa nga ne naam Sam-Sam maanaam loolu la wuyoo 2 ans yi ñuy génn nii maanaam calki président moo fi ne président bi fi njëkk jël ko dafay def lu kenn deful moo fi ñëw équipe bi financièrement nii équipe bi dafa pare comprendre équipe zone bi yëpp ñëpp a si teg seen bët zone bi koo laaj kuy calki da koy xam. par rapport ak calki moom sax. ci départam yow départam parce que ñu bëri xaw na leen bett dégg nañu calki jóge na Sam-Sam. monsieur le président ñu ngi lay laaj lan mooy sa impression. waaw mais émission la rek jooy bi moom dafa naa émission la parce que xam nga daaw dama ñëw am lu ma leen dig 19 ans ngay ràññee mënoo fexe ba dem final ma ñëw man la man sama slogan mooy yegg si jël coupe donc ma nekkoon ci liggéey bu am solo bu nga xamante ni liggéey nañ ko dem ba final. bon final tamit comme dem nañ final te xamuñoo nu ñu war a mën a gérer suñu final loolu moo tax daaw ñu perte ko mais aussi dañ ciy dolli sant yàlla ñu jàppaat liggéey daaw bi moo nekkaat nii lu ñu liggéeyoon daaw moom moo nekkaat nii. donc ñàkk jëruñu la donc ñu ñëw ñëpp xamoon nañ ne Sam-Sam mooy favori mais ñun nangu ñu woon def suñu bopp favori metti woon na trop Sicap amoon nañ confiance de fait que Sam-Sam teelul dugal mais football moo demee noonu lu mu laaj dafa bëri comprendre man dem naa benn instant boo xamante ne xawoon naa jaaxle le fait que teeluñu dugal mais nag bii bi dugg na fu mu war a duggee parce que dafa dugg match bi war a jeex parce que mënoo dugal di daw ci ay 15 minutes wala 20 minutes ñuy calculer Sicap dina égaliser donc man moom vraiment doy na waar daal. non départu Thielki man bettu
Calki maanaam dafa nekk ci ASC bi xam nga nit mënoo nekk ci benn mbir ñëpp nangu ñëpp ne waaw ñi bëggoon nañu Calki ñi bëgguñu ko woon ñi nangu woon nañu Calki président ba ci ay mbokkam nag kawaa laay wax maanaam ku nekk nag mën na xalaatee feneen fi may waxee mais ba ci ay mbokkam am na ñoo xam dañ naan sa xaalis yaa ngi koy sàndeeg affaire yooyu mais Calki maanaam pour man contrat bu mu signé woon ak Samsam mat na sëgg. matal na ko daal. matal na ko mais dañuy am yu ñuy dégg gars yi naan Calki daanul financé moom maanaam dañ ko tegoon ci kanam noonu am na ñeneen ñu doon financé yow loolu est-ce que mën nga ci non loolu waxi kii la waxu ku xam nga ku soxla tàng boo jaaxlee loo neex nga wax Calki daawul financé ci ASC bi nii loolu waxi kii la waxul maanaam. mu laa ko mën a tudd loolu waxu yàq la Calki maanaam da doon financé jour yi di financé ASC bi propre xaalisam xam nga loolu mun na nekk man sama xaalis ma financé ko jour yi mais mun na bañoo bokk keesu équipe bi noonu la doon demee nag. président bu bees bi nag. waaw xam nga nawetaan dafa war a nekk une constante évolution ñun zone bi ñu koy jël en 2011 2012 zone la boo xam ne kenn ñemewu ko woon man les gens sont venus me trouver ne ma comme yaa nekkoon président zone 8 bu yëmbal gisee ko nag à un niveau jamais égalé ne dañu bëgg nga ñëw yoral ñu zone bi ak ñoom j'ai relevé le défi yóbbu zone bi foo xam ne kawe na trop pour la première fois zone bi di am ay quote-part avec moi pour la première fois zone bi dem en départemental jël ko en cadet dem en départemental en senior pour la première fois. noo gisee. Mohamed Sarr. waaw Mohamed Sarr. waaw moom. est-ce que mën na assurer kii bi relève. du président bees de. maanaam nekkoon na fi. waaw moom instant yi moom moo ñëw remplacer Calki. moom maanaam tey bu ñu lay wax dañ naan moom ci papa yu dëkk bi la bokk. kon bu nekkee président c'est forcé mu nekk mu bañ ko nekk da ko war a nekk mu nekk ko da ko war a nekk ñoom ñëpp ku ci nekk mun nga dirigeant yi fi nekk tey mag yi fa nekk ñoom Khalifa Diallo Mohamed Sarr Yangaan ñoom ñëpp ñoom Pape Diallo yëpp ku fi nekk président kenn wax dara dañuy nangu Ka Mohamed Ka nekkoon na fi président ASC bi ren moo nekk président commission sportive yi loolu dara sam-sam du da ngay am xaalis pour nekk seen président de déedéet dafa am nu ñuy dundee ñoom te loolu xam naa seen secret la ñoom seen biir. léegi émission bi mu ngi tiré à sa fin léegi looy wax ci El Vision. waaw mais El Vision moom non borom El Vision moom yàlla na ko yàlla defal xéwal quoi yàlla defal ko jàmm parce que lii dafa gën a yëkkati zone bi dañ doon football nawetaan ba mu jeex doo gis sa bopp fenn bi la nee yow foo jouer looy wax. doo ko mën a wane de El Vision. doo ko mën a wane mais El Vision ñëw na di wane lépp loolu waaye doon werante daaw ren boo ñëwee ci El Vision fekk ko fa. leer nañ bu dugg ci YouTube bi tapé gis El Vision foofu noonu. mais kon lii nii tamit dañoo war a ñun ñëpp war a mànkoo dimbaliwaale ko moom mu dimbali ñu jàppalante ñun suñu biir. kon waxal fan si borom dëkk yi ñu abonné El Vision. waaye fan si borom dëkk yi waa Medina Fass Sam-Sam zone 10 sax laay wax parce que man awma sens interdit ak ASC bii wala bee kii ak kële ñoom ñëpp laay wax ñëpp képp kuy fan si moom fils del dugg El Vision di abonné ko di xool sa ASC sa zone 10 di xool information yi fa am yëpp wasalaam. ñuy jaajëfal ci disponibilité. léegi ñu bàyyi la nga joxe dernier mot bi. waaw dernier mot mooy nawetaan bi nag tirage nañ du xeex du xuloo affaire de football la fair play lépp nañ ko teg ci fair play ak quelque soit circonstance ak lépp lu munti am nañ football buñ paree jeex na parce que li fi amoon daaw booy autopolice ñëw taxaw ci tali bi di escorter yi ñii dem ak ñii dem police ak di wàcce ko ñëw yooyu dafa war a jeex si zone bi parce que lu ñuy collé moo baaxul waa zone bi waa côté bi dañoo bëgg affaire xeex parce que am na équipe championnat mënu joué dañ naan yéen a yàqu yéen a yàqu équipe heure boo ñëwee joué ji dañuy xeex mais ñun joueurs yi ñooy xeex xam nga loolu bi ñu la ko waxee du neex soxla. du neex waaw. mais li ma leen ñaan mooy ñi nañ teg armes yi Irak sax bu àjjuma jotee dañuy teg mété yi. dem julli ji mais gars yi ñu ne duñ teg kii nañ ko teg waaye wàccee kii tension yi. dëgg la naan ndox mu sedd waay. waaw comme ni ko moom fii si waxee rek woote à la non violence supporters yi ñëw supporter seen équipe mu gagné mu ñàkk
fair play rek ñun ñooy gagné sport bi mooy gagné zone 10 mooy gagné. El Vision Médias nag ñu ngi leen di sant bu baax yéen ñi nga xam te ngeen doon seetaan émission bi di leen jox rendez-vous ci yeneen émission yi jëm ak yeneen invité ok merci. Jàmbaar du ma sa bàyyi jàmbaar